bonjour maa ngi leen nuyu heure bu baax bi min ngeen ko jaajëfal bu baax Chérif Dia mi leen doon dégtal xibaar yu rédaction bu télévision Futur Média ci kàllaamay Kocc jaajëfal internautes yeeg téléspectateurs yi min ngeen heure bi mooy heure bu baax bi saa su ne su journal bi jeexee ñun ñu ñëw def voilà journal 2.0 mais ci côté digital bi côté réseaux sociaux yeeg internet bi en général mooy li xew ci biir internet bi yéen ngeen duppee ñu heure bu baax bi dama doon diw ndaxte fi mu ne nii comme que maa ngi doog a ñëw li may njëkk a def mooy comme que dama doon laal affaire yi damay diw ci gel yi di leen ko digal yéen ndaxte Covid bi mi ngi fi ba tey te mi ngi gën di def ay ravage gis ngeen saa su ne ñu joxe bilan bi nga xamante ni waa ministère de la santé moo koy joxe bis bu ne tey jii rek déjà ñi ngi annoncé lu tollook 18 décès noonu la moo tax ñi gën a insister gars yi ñuy dem di vacciner wu ji ndaxte loolu lu am solo la ñun ensemble ñu xeexandoo Covid jóg fi mën na nekk lu mën a nekk la donte situation bi doy na waar ñi ngi wax waxu troisième vague situation bi critique na fi mu ne saa su ne ñun suñu ñëwee ñu ngi leen di gën a dégtal di leen wan li xew ci cimetière yeeg situation yi nga xamante ni ñëpp gisandoo nañ ko wala tegandoo nañ ci seen bët gis ngeen reportage yeeg yi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci di ci ñëw d'ailleurs ci cimetière yooyu ci la ñuy des ndaxte waa cimetière catholique yi ñi nga xam ne ñoo gérer comité gestion bi ñoom joxe nañu teg nañu ab dogal ne léegi mbirum enterrement yi 25 personnes rek la ñuy autorisé lu am solo la ndaxte dañu gis ni yëf yi mi ngi gën di yokk te fi mu ne nii comme que dañuy wàññi rassemblement yi loolu dina tax ñu bokkum ci xeexum Covid bi lu am solo la décision bu am solo la Covid boobu ci la ñuy des ndaxte gis nga image bi nga xam ne moo wër réseaux sociaux yi diggante démb ak tey ci CTI ndaxte fi mu ne nii fi ñuy def wala fi ñi nga xamante ne dañoo am Covid fi ñuy nekk fi ñu leen di fajee dafa am ci yenn bërëb yoo xam ne dafa waaw taw diggante taw démb ak bërki démb ak taw tey bi ba tax ne image yaa ngi nii ñëpp a ngi koy partagé di gën a alerter autorités yi ñu bàyyi leen xel ndaxte yi tamit mën a boole wopp rek teg ci tamit inondation ndaxte voilà ci jamonoy nawet la ñu nekk fi mu ne nii mi ngi taw ñi ngi annoncé ay taw fi mu ne nii ba météo ñi ngi gën a yaakaar ni ci semaine bi dina bari lool ay ndox mu wàcc donc ñu gën leen bàyyi xel ndaxte wopp rek doy na rawatina Covid bi ak tamit teg ci tamit comme ni ngeen koy gisee ci image yi di jaajëfal bu baax équipe digitale bi nekk ci ginnaaw ba tax na lépp loo xamante ni information en temps réel dañ koy am di ko partagé ndok ak internet yi li xew ci internet bi nag mooy information yi nga xamante ni mooy gën a fës ci réseaux sociaux yi ak internet bi ñun ñu ñëw daal di koy partagé li ci ëpp ci li ñuy waxtaanee fii yéen internet yi yéen ñu koy proposé mi ngi noonu vaccin yaa ngi noonu ku ci nekk ak utilité am ak gën a njariñam ak ni nga xamante ni solos bi mais surtout di leen gën a ñaax gars yi ñuy dem di vacciner wu amul Johnson bu disponible dem leen ngeen jël ko am na solo déglu aussi borom xam-xam yi d'ailleurs ci la ñuy des ndaxte fake news yi bari na ci mbirum vaccin yi ci rawatina ci réseaux sociaux yi gis nga image yi wër na àddina ñëpp a ngi ci wax ñëpp alerté nañu site d'information yi crédible yëpp bind nañ ne lii fake la amul fake news la waaye ñun tamit dinañ ci jéem xam naa semaine prochaine dinañ waxtaan ak borom xam-xam yi ci situation yi nga xam ne ñëpp a ngi koy dund barki démb gis nañu président Macron doon def ab mën nañ jàppee ni di waxtaan ak internet yi ci TikTok doon leen gën a ñaax ci fake news yi nga xam ne mi ngi jàll ci mbirum vaccin yeeg réseaux sociaux yi rawatina ci mbirum Covid beeg vaccin yi nga xamante ne mi ngi ko doon wax moom président Macron ca France ñoom dañuy wax ni vaccin yi dafa am 5G ñenn boroom xam-xam yi ne 5G nan la mën a xajee ci benn seringue bu ndaw boo xam ne dañ la koy dugal fii. loolu rek boo réfléchir di nga xam ne li wérul moom président Macron mi ngi ci doon gën a expliquer ndaw ñi rawatina ñi nga xamante ni ñoo connecté wu bari nañu mën nañu àddina wërngal këpp fukki nit yoo jël juróom-ñeent yëpp a ngi ci internet bi donc moo tax moom président bi mu ci doon def ab communication bu am solo di gën a alerter nit ñi ci fake news yi moo tax bu leen jóg mukk di waxtaan ak borom xam-xam yi saa su ne ñun ci émission bi dañuy ñëw di gën a fésal yenn xibaar yi nga xam ne amul rawatina am na benn xibaar bu ma gis balaa ñoo jàll ci génnu àddina kii di Abdou Elimane Diab Kaladio bu nga xamante ne moo nekkoon maire bu Demet ca département de Podor moom mi nga xamante ni aussi ñi ngi annoncé décès tey ci suba yàlla na ko yàlla xaare àjjana nekkoon koo xam ne kilifa la ñi ko xamoon ci réew mi bari na ay responsabilités yi mu yoroon yi tamit bari na mu nekk boo xam perte une grosse perte boo xamante ni pour Sénégal la di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana. Pierre réalisateur connecté am na beneen bi ñuy waxtaanu waxu fake news yi am na benn message bi nga xamante ni ñu ngi koy def statut WhatsApp mooy mi ñu naan benn boroom xam-xam dafa ni ku vacciné wu ci di nga génn àddina ci ñaari at yi ñu jëm. loolu nag def na tollé def na buzz ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko partagé
te effectivement mi ngi nii ñu ne ki ko wax professeur Montagnier la prix Nobel bu médecine loolu amul moom ci boppam def na démenti compte Twitter yu officiel yu ci bari fésal nañ ko wax ñu wan ñu information bu baax bi que ni loolu amul benn boroom xam-xam rawatina nga am prix Nobel ci wàllu médecine ñu jël kàddu yooyu jaglee ko kii di professeur Montagnier ne képp ku vacciné wu da ngay ñàkk sa bakken ci ñaari at yi ñu jëm bakken bi nag borom bee ko yor ay vaccin ak yeneen donc il faut mu leer que ni loolu ñuy partagé gis naa ko ci statut WhatsApp yi démb bi ñu def émission bi am na ay internautes d'ailleurs ci suñu plateforme yi nga xamante ni ci la ñuy suivre muy Facebook live YouTube live Instagram live ñoom ñëpp ñu ngi doon partagé statut boobu mën nañ ko jàppee noonu ku nekk naan ñu lii nag ba xam ndax wérul pour mu leer wérul baax nekk na loo xamante ni fake news la bari na nag fi mu ne nii ci jamono ji fake news yi dafa bari waaye ñun ñi ngi fi di leen gën a gindi gannaaw équipe digitale bi nga xam ni ngi ci ginnaaw di def fact checking bi gannaaw ay borom xam-xam ñëw ñu gën a gindi leen ci yenn xibaar yi am na solo. www.igfm.sn mooy site d'information bu groupe Futurs Médias gis ngeen ko site bu neex a man ñi fi mu ne gis nga boo ci duggee da ngay am mbégte lire article yu am solo xibaar yu wér te wóor yi miin ngeen adresse bi www.igfm.sn tey mi ngi xëyee wala comme ni ko site d'information yu bari xëyee ci réseaux sociaux yi aussi ñëpp xëyee nañ ko mooy kañu jàppoon ci mbirum bac bi te mu déguisé woon ndax corom ngir defal ko bac mi ngi noonu jugé nañ ko tëj nañ ko juróom-ñaari fan ci kaso bi gannaaw weer bu nga xamante ni sursis lay doon ñenn ñi gis nañ dafa sévère voilà mais actuellement nii moo nekk jugement bi mën nañ ko jàppee mën nañ jàpp ni sentence bi tombé na fële ca Diourbel ca tribunal bu Diourbel moom teg nañ ko ay daan juróom-ñaari kaso moom ak corosa teg juróom-ñaari fan yoo xam ne dañ koy tëdd ci kaso weer yoo xam ne sursis lay doon. loolu nag defoon na buzz ci réseaux sociaux yi defoon na ñëpp di ko waxtaanee ñun ñëwoon nañ ci altine bi loolu nga gis naa ni déjà collage bi commencé na observateur bu 2019 ca ministre Youm la mu waxoon ca terre ba daan ne dina rouler ci avril 2020 gars yi dañ ko vaar ren dafa mel dafa xew tey jii nag Mansour Faye moom lañ gis ci une observateur mi ngi noonu nee na terre bi dina daw incha allah le 24 décembre ñi ngi xaar en tout cas internautes yi commencé nañoo def collage bi lii nag mooy internet lépp lu waaye di wax na nga ko xam ndaxte gars yi dañuy génne lépp même si bu fekkee journal yenn ci journaux classiques yi mën nañ jàppee noonu mooy papier presse papier bi mooy observateur ni ngeen ko gisee 2019 ba léegi denc nañ ko garder nañ ko photo nañ ko dugal ko ci réseaux sociaux yi ba ñi ngi def collage yi ñi ngi xaar fii ak 24 décembre bi incha allah ba xam terre ba dina daw loolu baax na am na solo El Hadj Diouf yi tamit vaar nañ ko def na buzz ci diggante démb ci guddeeg tey réseaux sociaux yi foo ubbi El Hadj Ousseynou Diouf ngay gis ndaxte ay propos yi mu yëkkati démb ci 7TV dañ ko fa invité woon mu am taxawaay bu am solo boo xam ne wax na ko position bu mu jël ci mbirum élection présidence fédération sénégalaise bu football bi nga xam ne jàpp nañ ko samedi bii ñu jëm le 7 août mu nekk élection yi ñëpp di xaar sénégalais yi di ko bàyyi xel ci diggante Augustin Senghor président sortant ak kii di Madi Touré mi nga xamante ne moo jiite génération foot kan moo nar a jiite fédération bi kii di El Hadj Ousseynou Diouf wane na taxawaayam mais nag gars yi dañ ko vaar ndaxte 2017 ñu ne waxul woon loolu ñu dégtal leen El Hadj Ousseynou Diouf. Le président Augustin Senghor def na bi mooy 4e mandat am mais si les textes lui permettent de se représenter mais pourquoi pas. mais El Hadj loolu yow yaa ko doon wax. non dama ni si les textes. C'est pour ça. Et la candidature aussi de maître Augustin Senghor, je crois que, excusez-moi, je vais être un peu peut-être agressif, mais c'est insulter les Sénégalais. Parce que tu ne peux pas. On t'a donné la chance combien de fois? Et aujourd'hui, il faut qu'il sache qu'il a échoué et c'est fini. Aujourd'hui, il faut que le système change. On a un problème contre un système. Et il faut que le système change. warul toog loolu kenn du ko wax am na droit toog parce que les textes may nañ ko. Aujourd'hui les gens amatuñu dara suñu stade bii bu Thiès bi moo gënoon suñu stade fuuf. dama la koy wax man je suis acteur. moo gënoon amitié. dama ni stade bu Thiès. moo gënoon gazon bi moo gënoon amitié bu gazon amitié. voilà mi ngi noonu.
Diouf VAR bi ci internet yi la jógee ndaxte ña ngay partagé vidéo am ci statut WhatsApp yi Facebook yeeg Twitter yi taxawaayam ci élection présidence fédération sénégalaise bu football taxawaayam position yi nga xam ne jël na ko ci diggante 2017 moom la ñu VAR noonu ak démb bañ ko invité ca 7TV taxawaay bu mu ci am xaw na bett ñu bari waaye peut-être yëf yi dafa évoluer ci 4 ans yi mën nañ ko jàppe ndax 2017 ak léegi lu ne xaj na fi mi ngi noonu nag fi mu ne nii nag mooy coow ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi joxe seen commentaire ñii ànd nañu ak El Hadji Ousseynou Diouf ñii ànd ñoo ak ñoom polémique noonu lay demee saa su ne ci internet beeg réseaux sociaux yi mi ngi noonu moo taxit am na benn internet maa ngi gis seen commentaire yëpp gis naa leen live bi yéen a ngi daw di dugg si di commentaire ku nekk ngi joxe sa xalaat surtout ci li nga xam ne partagé nañ ko léegi comme ni muy demee ci internet ak réseaux sociaux mooy waxu taxawaayu El Hadji Ousseynou Diouf loolu tamit gis naa commentaire yi maa ngi gis Mamadou Ly Mamadou Mamat Ndiaye gis naa ko président Diop gis naa la président Dollar maa ngi gis commentaire yi jaajëfal leen continuer leen ngeen réagir ndaxte fii émission bi wax nañ ko dañuy partager yu am solo lu wér te wóor mais surtout aussi di leen may ay cadeau comme ni ngeen koy gisee nii am na solo. am na benn internet bu ñu envoyé benn vidéo bu neex bu am solo bu ñu gis nii war nañ ko mën a partager ndoog téléspectateurs yi. surtout ci mbirum football bi ñuy waxtaanee acca mi ngi noonu ci après El Hadji Diouf bi nee na lii la El Hadji Diouf def melu woon nii nag ci terrain en tout cas El Hadji Diouf xaw ma ci biti de mais ci terrain bi moom meilleur mais ci biti bon peut-être idées yi mën na changer mu am position yi muy jël duñ ci commentaire bàyyi nañ leen yéen internet yi ngeen joxe ci seen xalaat jaajëfal leen surtout équipe digitale bi ñoom madame Guèye Adja ak Youssou ñuy jàpp ci réalisation bi surtout Pierre Da Silva réalisateur connecté mais Youssou moo gën a nekk réalisateur connecté moom xale la waaw te yëfi internet yi yëfi xale la xale yi koy gën a maîtriser Pierre moom daanaka mi ngi ci 3e âge bi daanaka jaajëfal leen nii la dañ leen di jox ay cadeau mi ngi dugg ci rubrique bi ngeen xam ne yéen a ngi koy xaar saa su ne muy question yi image cachée baaxoo nañu di leen bàyyil ay image démb ak tey nag gis nañ commentaire ku nekk naan non image bi ngeen ñu bàyyil kii la effectivement ñu ci bari faussé nañ nag mais am nañu trouvé quand même muy Barack Hussein Obama moom mi nga xam ne moo nekkoon 44e président bu États-Unis moom Barack Obama duñu leen ko présenté wax naa ko démb ne démb moo nekkoon anniversaire am démb la doon fêté 60 ans invité 500 personnes mu créé polémique fële ci États-Unis ndaxte ñenn ñi dañ na fii mbas mi toll mën nañ ko jàppee noonu pandémie bi warul woon mën a invité ñëpp moom mu defaat ab communiqué préciser que ni képp kuy ñëw day vacciné wu. moo tax démb ñu defoon leen image kat pourtant photo ba muy nekk gën a nekk ndaw la internet yi ko joxe bonne réponse bi bari na damay bàyyi équipe bi ci ginnaaw ñu choisir kenn ñëw jël si ay lots yi nga xam ne nga jóge ca jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi yii yëpp dañ ko fi maye parfois ñu choisir ñenn ne leen dem leen ci jili am na stick selfie lii pour selfie la koy présenté saa su ne jamono ji ak TikTok yeeg ni ngeen ni bëggee am vue bu baax bi ci internet bi ak seen téléphone portable yi yëpp dañ ko fi maye continuer leen réagir ci questions yi ñu fi posé rek ak ay t-shirt yu am solo yu rafet yoo xam ni ma nga nekk cité kër góor gi ji li moo ko fiy joxe pour yéen internautes yeeg téléspectateurs yu TFM yi baaxoo di suivre li xew ci biir internet bi surtout di commentaire wala di joxe seen xalaat ci yi ñu fiy jàllale numéro téléphone am ji li mu ngi nekk noonu 33 822 47 00 wala www.csb.sn am na yeneen i boutiques yu nekk diggante Parcelles Assainies Gueule Tapée ak Colobane moom Djily di ko jaajëfal ci qualité gi kan moo nekk ci ginnaaw image bi dafa mel ni yomb na de bi bu démb bi moo gënoon tarare Youssou nay gën a lëndëm gars yi dañ koy teel a trouvé yow gars yi dañoo xarañ de loo yaakaar li nga yoree di réfléchir ñoom tamit noonu lañ koy defee gën la ci gaaw la sax faf wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi min ngeen ko sunu net Facebook Twitter wala Instagram fépp foo leen jàllale seen commentaire équipe bi ci ginnaaw dinañ koy jël choisir ci ñaar wala ñett ñenn ñu indi leen jox leen fii ay lot ñenn ñu yóbbu leen ci Djily CSB ñu jëli seen téléphone portable jaajëf lii tamit ñi ko faussé dafa bari gis naa commentaire yi gars yi bari joxe seen nee nañ dañoo joxe noonu seen bonne réponse xool leen bu baax ñu ne qui goûtera le jus en premier
ci muus yi bu njëkk bi la premier bi wala deuxième wala troisième wala quatrième mais xool leen bu baax am na ci koo xamante ni ñoo xamante ni wala ñu ci bari ci muus yi nii du ñu laal dara de xool leen bu baax a baax boo amee ay bët yu bon nag comme man doo mën a gaaw trouver xool leen miin leen ko bu baax jaajëfal leen am na ku ne Thione Seck non xool leen bu baax xool leen image bi wanaat leen image cachée bi wanaat leen image cachée bi Pierre Da Silva réalisateur connecté am na ñu naan troisième yi ñi naan deuxième voilà kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram jaajëfal leen gis nañ commentaire yi maa ngi gis commentaire yi am na ku ne taw bi noonu koy dundee kon yu bari dafa commencé taa surtout côté fii Mamel moom am na ci yoonu pharmacie bi moom vraiment doy na waar autorités yi war nañ ko gën a defarwaat surtout ci nawet bi ñi fay jóge bari nañu wan leen image bi Pierre Da Silva koñom moom ni mu defoon démb bërki démb ci koñ ci yenn taw yi te taw yi tawagul noonu sax carrément ca kaw oto ba la toog mi ngi nii mooy suñu image du jour kii laa leen bëggoon woon démb ba tey ci Pierre ci diggante taw yi ñu fi jot a taw rek ak ni mu ko dundee nii lu compliqué la joxe leen seen commentaire Cheikh Diop bàyyi ma Cheikh Diop journaliste fii ci télévision Futurs Médias mi ngi commentaire di joxe xalaatam ñoom ñëpp ñi jaajëfal personnel bu groupe Futurs Médias yéen ñëpp ay bàyyi xel émission bi effectivement ñenn ñëpp dañu ciy participer d'ailleurs comme internautes yi acca ñu dégte leen vidéo bi internet bi partagé léegi. Oh non 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 non. Oh non non. am na fulla de parfois su may dox ci tali bi Pierre Da Silva romb ak otom nii la may def mais solution ngi nii jeex na du ñu jóg ci di leen jox ay astuces yu am solo am na benn internaute bu posé benn question ne nan la ñuy def ba sécuriser compte Instagram am Instagram nag dafa xew waaw xale yu bari ci lañ nekk ñu ne comment sécuriser son compte Instagram def sunu net def TFM gis nañu message bi dinañu àndandoog yéen defandoog benn tuto bu simple effectivement mën na nekk mën nañu sécuriser donte nag ñuy préciser que ni sécurité à 100% amul ci internet da ngay dugg paramètre dem sécurité am na authentification à 2 facteurs moom comme ni ngeen koy gisee nii authentification à 2 facteurs ñu ne renforcer la sécurité de votre compte foofu ngay dugg après di nga jot benn fu ñu lay wax ne da ngay envoyer benn texte benn sa numéro téléphone quoi wala mail mi ngi noonu boo fa duggee texto lañ lay envoyer boo dugg joxee sa numéro téléphone après nga def benn code di nga jot benn code de confirmation après nga sécuriser ko suivant nga activer ko boo ko activer mën nañ jàpp ni mi ngi noonu code bi ñi moom ngay jot noonu boo ko jotee après nga activer ko boo ko activer je pense mën nañ jàpp ni sa compte Instagram mën nañ jàpp ne xaw na sécuriser wu donte sécurité à 100% amul ndaxte parfois ñi bari dañuy dugg ci fii sécuriser seen compte ba pare après gannaaw ba am ñu nekk ci ginnaaw ñëw pirater ko te ñu ci bari dañuy nekk fi ne nii ci wutum ay followers yu bari ci Instagram ngir ñu certifier seen ay compte xëccum certification compte yi nag fi ne nii ñëpp ci nekk ci Twitter beeg Instagram beeg mooy lu bula loolu ngeen di gis ngir muy fesal ni lii mooy compte bu officiel bi tuto bi am na solo paramètre ngay dugg sécurité authentification à 2 facteurs renforcer la sécurité de votre compte mi ngi noonu après nga dugal benn code texte bu mujj envoyé la benn texto bu ndaw nga confirmer code boobu moo lay permettre nga confirmer boo ko confirmer après nga dugg suivant activer li nga xamante ni mooy permettre nga am sa sécurité merci. Je pense que explication yi dina leer nii la à chaque fois dañuy partager ndoog yéen gannaaw alerte yeeg fake news yeeg yooyu parfois ñu dugal leen ay astuces yu am solo yoo xam dina leen jariñ surtout fii ak ni ñuy jëfandikoo suñu téléphone portable yeeg suñu li xew ci internet bi suñu taxawaay toujours di leen gën di ñaax balaa ñoo partager dara ñu xam ko balaa ñoo jàllale yenn information yi ñu xam ko fake news yi dafa bari mais surtout bu leen gis ne lu jàll ci internet bi rek dëgg la. sama ñoom yaay boo ko waxee ñu ne ci face bi laa ko gisee du lu jàngal ci Facebook bi rek dëgg la donc ñuy def ndànk tey waxtaan nag surtout ci mbirum Covid bi waxtaan ak borom xam-xam di déglu médecin yeeg li ñuy wax li ñuy déglee ci ci mbirum vaccin yeeg yi nga xamante ni dañ ko ci joxe comme ay conseils ngir ngeen ko mën a ko appliquer loolu lu am solo la. leneen li mooy jaajëfal encore sunu sponsor bi Jili CSB téléphone portable yi muy joxe ngi nii Samsung yi yii dama gis nii
gars yi bari dañuy laaj ci année téléphone yi mi ngi nii nee nañ CSB mooy joxe yu ni mel ndaxte ci émission bi la bokk moom mooy sponsor officiel bi numéro téléphone am moo nekk doon 33 822 47 00 wala www.csb.sn. gis ngeen maa ngi gis commentaire yi gis ngeen ni Facebook live bi commentaire yëpp maa ngi jàkkaarloo ak yéen nii donc damay internet moo ni mel quoi damay nekk nii di wax ak yéen di seetaan sama bopp en live yeneen équipe yi ñu ngi ci ginnaaw di jàkkaarloo yéen ci YouTube live bi Instagram live bi commentaire boo leen dugal dañ koy gis en temps réel. am na solo di dédié waa ñu kii kàlla Oumy Gueye Cheikh Diaw Ibou Sow Al Amin Sall Anta Sarr ainsi de suite gis nañu commentaire yëpp ci noonu sax d'ailleurs ci la ñuy tàggatoo jox leen dig daje ba lundi incha allah ndaxte ñun ñi ngi fi lundi ba jeudi la non stop la ñuy waxtaan ak yéen ci 20 minutes yoo xamante ne li xew ci biir internet bi la boole utile ak agréable ay vidéo yu am solo yi leen di reetaan loo mais surtout yi tax ngeen xaw a voilà relax tuuti quoi ndaxte gars yi dañu stressé ak Covid bi fi mu ne nii tiit ñëpp tiit fi mu ne nii ci mbirum Covid beeg situation yu ni mel di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla dolli wér gën ñu may jàmm ñun ñëpp dolli jàmm ci réew mi jox leen dig daje ba leen di incha allah ci beneen numéro di xew ci biir internet. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Dioury na nga def. sant bu baax man de damay laajte fii nii mooy kër Dieng fu mu nekk fii nii kër Dieng. kër Dieng ah. waaw. boo def kër gii. waaw kër gi ci toppaat quoi. bu si toppaat. waaw fii rek ci bopp lamb bi quoi. waaw mais lii la ñu ñëw. mais dawal ba lu ñu laa këf dawal. waaw mais kër Matar nii la ñu mel.